ay pilule la surtout boo ko teelee def nag ci sa dund nga teel ko def avant ngay am ñaar fukki at wala avant ngay am ñaar fukki at ak juróom loolu dana favoriser lool survenue cancer wenn boobu ci ku jigéen kooku. donc planning kon bu fekkente ne mën na ñàkk mën nañ ko moytu moo gën. beneen bi mooy traitement hormonal substitutif de la ménopause gis nañ ne jigéen ñi bu ñu xasee ba am yenn at yi c'est-à-dire bu ñu duggee ménopause bu ñu demee ba gisatuñu baax gis nañ ne seen yaram dañuy am bouffée de chaleur yooyu wala nga xaw a am changement par rapport sa yeneen moromu jigéen yoo xamante ne seen mbaax arrêté wul bon sama mbokku jigéen ñoo ngi fi ñu bëri ménopause nañ xam nañ li may wax. ménopause boobu gis nañ ne am na docteur yoo xam ne boo leen demee dañ koy jéem a traité dañ lay jox traitement ñu ne la sa ménopause bi de daf la déranger kon nañ ko faj alors que yow sa mbaax arrêté na gisatoo mbaax waaye da nga yëg sa yaram souvent bouffée de chaleur loo xamante ne da lay déranger faj ménopause boobu nag lu ñu naan traitement hormonal substitutif de la ménopause dafa am ay doom yu ñu lay jox doom yooyu gis nañ ne day favoriser survenue cancer wenn bu fekkente ne jël nga ko pendant 10 ans. bu fekkente ne jël nga ko pendant 10 ans lu mat 10 ans wala lu ëpp 10 ans day favoriser survenue cancer wenn donc loolu tamit bu fekkente ne dem nañ ba ménopause mën nañ di éviter traitement boobu mooy traitement hormonal substitutif de la ménopause waaye nag yenn saa yi xam naa sax mooy tax sama mbokku góor ñi di takk ñaareel wala ñetteel bu seen jabar yi eggee ménopause waaye nag da nga leen di comprendre rek xam ne yàllaa leen bindee noonu bu weesoo yooyu nag facteur yoo xamante ne dana favoriser cancer wenn am na yeneen lu ñuy wax mode de vie et alimentation loo xamante ne suñu nekkin la ñun ñoo ko def suñu bopp yooyu la ñuy wax mode de vie et alimentation suñu nekkin ci nekkin boobu loo xamante ne dana andi cancer wenn gis nañ ne benn bu ci jiitu mooy alcool mooy jigéen yuy naan sàngara gis nañ ne jigéen yuy naan sàngara surtout boo ko commencé naan bi nga nekkee xale loolu dana favoriser cancer wenn ci jigéen ñooñu 10 grammes sàngara boo naan par bés xamal ne dana favoriser cancer wenn bu weesoo sàngara bi am na lu ñuy wax tabac mooy cigarette boo demee dëkk tubaab yi moom jigéen yuy tux bëri na heureusement ñun suñu aada bëriwuñu jigéen yuy tux loolu déjà lu baax la gis nañ ne cigarette moom it boo koy tux surtout nga koy tux bi nga nekkee xale te souvent ñun moom suñu aada gis lu ñu fiy gis jigéen yuy tux bëriwul jigéen yu mag mais gis naa ne léegi mu ngi commencé bëri ci xale yi ci xale yu nekk CM lycée xale yu jigéen alors que nag période boobu nag moo gën a bon ci jigéen parce que ñoo ngi jëfandikoo cigarette période boo xamante ne ñoom commencé gu ñu am doom cigarette boobu day yàq seeni cër yàq seeni wenn ba dem bu ñu demee ba nekk am yenn âge yi am ay fanweeri at wala ñeent fukki at mu andi leen cancer donc cigarette tam ci jigéen ci lu ñu war a moytu la. beneen bi mooy beneen bi mooy obésité mooy yaram bu bëre nag moom xaw na bëre si ñun waaye bu fekkente ne dañoo gis sa yaram dafa bëre surtout ci biir bi li ñuy wax obésité abdominale du obésité yëpp mooy yokku cancer mais surtout obésité abdominale graisse boo xamante ne dafa bëri ci biir bi graisse boobu mën na yombal jigéen bi mu def cancer wenn donc graisse lu ñu war a moytu obésité du moins lu ñu war a moytu la mooy yaram bu ëpp lu ñu war a moytu la après dinañ àgg ci nu ñu koy moytuwee. bu weesoo loolu gis nañ ne ñàkk lekk légumes ak fruits il faut suñu pratique suñu kër yi ñu jéem a intégrer di togg légume bu bëre ensuite ñuy lekk ay fruits suñu amee as tuut lu ñu dund denc suñu poche balaa ñuy dem di ko denc banque nañ ci jël as tuut boobu dem jënd ay fruits ñu lekk ko suñu kër dana baax trop def ko dessert parce que tamit wér gu yaram moom moo gën ngay jël sa xaalis di ko dem denc ci banque. bu weesoo loolu ñàkk lekk fruit bi ak légume bi il faut ñu favoriser ko suñuy pratique ñu koy lekk bu baax danañu aar non seulement ci cancer wu wenn mais ñu nit góor ñi danañu aar cancer yu bëre surtout ay cancer de la prostate yooyu nga xam ne ñun moom góor ñi rek lay dal donc lekk fruit ak légume daal bu ñu koy faral di def danañu aar ci cancer yu bëree bëri donc nañ ko boole suñuy pratique. bu weesoo lekk yi am na lu ñuy wax graisse toujours ci lekk yi la bokk sax mooy graisse animale nag ñu ngi koy gis ci rab yi mooy xar yi yàpp nag
même yenn yàpp ginaar yenn partie ci ginaar dëgg naa ñuy naan ginaar amul graisse ginaar kay am na graisse waaye dafay am fu muy bëre ak fu mu dul bëre ci ginaar yi. donc lekk yàpp boo xamante ne dafa bëre graisse wala lekk yàpp rek parce que yàpp dam graisse bi mën na bëre te doo ko xam waaye dugg na sa biir yaram loolu gis nañ ne lekk yàpp bu bëre ndax graisse boobu nekk ci biir yàpp bi day yokk nit ki am jigéen bi am cancer wenn. donc lekk graisse animale tam lu ñu war a moytu la. donc yàpp bu bëre moom yaakaar naa amul njëriñ trop waaye sama mbokk Haalpulaar yi xam naa ne ñoom dañoo bëgg yàpp. bu weesoo loolu mooy mujjee ci facteur de risque yi mooy activité physique mooy koo xamante ne du yëngal yaramam sédentarité. nit koo xamante ne doo yëngal sa yaram gis nañ ne loolu day favoriser cancer wenn te non seulement du cancer wenn bi rek waaye cancer yépp lay favoriser ñàkk def activité physique. donc faaw ñu tàmmal suñu yaram ñuy def activité physique ñuy yëngatu soxlawul activité physique c'est-à-dire sport moom la ñuy wax sport ci suñu langage soxlawul sport bu métti loolu soxlawul même marche rek bés bu nekk ngay marche c'est-à-dire ngay dox lu mat 30 minutes lu mat fanweeri minutes nga koy dox bés bu nekk dana la aar ci cancer yu bëre ba ci cancer wu wenn. boo ko mënee def bés bu nekk baax na. boo ko mënee def au minimum ñeenti yoon ci semaine bi c'est-à-dire ñeenti bés ci semaine bi tamit baax na. donc ci loolu la ñuy terminer mooy activité physique yi faaw ñu boole ko intégrer ko suñu vie ñu bañ di toog rek di lekk ñuy yëngatu boobu dana tax dana wàññi graisse bi suñu yaram waaye danañu aar ci cancer yu bëre. léegi ñu dem ñu waxtaan tuuti ci pare nañ ci lu koy joxe entre guillemets mooy lan mooy tax femme boobu am cancer wenn jigéen bi am cancer wenn waaye lu ma lim nii ça ne veut pas dire que yow da nga koy def rek da ngay am cancer wenn. ça ne veut pas dire que yow da nga yéex a gis da nga yéex a arrêté gis mbaax wala da nga teel a gis say règle rek da ngay am cancer wenn. yii ay facteurs favorisants la c'est-à-dire yii bu ñu ko boolee mën na tax ku jigéen ki am cancer waaye ça ne veut pas dire que waru leen jógee fii rek nga ne ah man de sama mbaax ba léegi muy continuer te passé naa fukki at ak juróom damay am cancer déedéet demeewul noonu damay am cancer wenn demeewul noonu. cancer wenn gisuñu cause exactement lan moo koy joxe mais yooyu yëpp gis nañ ne boo ko xaymaa boo ko boolee mën na tax nga am cancer wenn te gis nañ ne jigéen ñu am cancer wenn ñoom lu ma lim noonu yooyu ñoom la gën a dal par rapport jigéen yoo xamante ne ñooñu loolu dalu leen. mais ça ne veut pas dire que tam beneen jigéen boo xamante ne teeloo gis da nga yéex a gis mbaax rek doo am cancer prévention bi jógeewul foofu bu may mujjee mooy donn bi cancer du sein mën nañ ko